asalaamaaleykum sama mbokki internet Sicap TV ñuy seetaan tey nag dañoo doxoon si woon fii nii Sicap Baobab ci première ouverture de campagne ABG fas yéene leen woon rek ñi mu àndal ci campagne bi. salaamaaleykum madame. salaam. tur bi naka la. Odette Camara. Odette Camara. enchantée. waaw moi de même. noo leen gisee tey première ouverture campagne bi. ah waaw moom pour le début ça débute bien dañuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi ndax depuis 8 mois. On est avec lui sur le terrain bàyyiwuñu benn yoon te yaakaar naa ne on a fait le nécessaire parce que ce qu'il était un peu plus important c'était les porte-à-porte et vraiment 8 mois ngi nii ñëpp mën nañ ko 8 mois et plus nit ñi mën nañ ko seedeel ne boobu ba léegi mi ngi ci terrain bi bàyyiwul wax dëgg yàlla guddeeg bëccëg nag minuit la ñuy ñibbi xam nga te chaque jour ñu ngi ak moom derrière lui donc dañuy ñaan yàlla rek lii ñu sumb tey jii yàlla na ko ci yàlla defal ndam ndax wax dëgg yàlla bu dee liggéey rek la. liggéey na ko il a fait tout ce qu'il fallait il a serré la main de beaucoup de personnes et je pense que ne on est positif daal waaw on est positif. lan nga ñu mën a wax ci ABG. Alpha Bayla Gueye suñ doon toog di wax si moom tey duñ fi jógee non seulement waxuñu sax yar bi ak teggin mais la générosité de la personne te nit looy def si àddina soo si nekkee nit koo xam ne am nga éducation tu es à l'écoute des gens du tànqam lu kenn. te bien avant muy dugg ci affaire politique il était comme ça xam nga donc am nañu yaakaar ci moom te yaakaar nañ suñ ko dénkee suñu commune bi du ñu am dara lu ñu naqaree. d'après tout ça boo leen ko doon évaluer ñaata pourcentage de chance ngeen koy jox. ah wax dëgg yàlla je pense que ne ñun daal ñoo ngi ci kanam daal. ndax balaa kenn di jug ñun jug nañu. kon daal seen mbër ngemb na daal. yëngu nañ bu baax a baax def nañ daal li ñu waroon yëpp. li ci des nag bàyyi nañ ko ci laawu buur bi nga xam ne mooy maye te yàlla nañu may ndam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah. da ngay xam ci Sicap TV. Sicap TV moom macha allah gis nañ ne dañ leen di suivre suñu yendu itam on vous voit souvent te vraiment yéen it jàpp ngeen si yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp ñu bokk ko. merci. maaleykum salaam. tur bi naka la. Oulimata. Oulimata lan moo leen jaral tey ji ngeen ñëw taxaw fii ci premier jour de campagne bi bàyyi lépp. ah macha allah nekk ak leader bu baax rek. muy Alpha Bayla mi nga xam ne dafa ba léppam ndax ñun lu ñu bëgg suba ba ngoon jot rek da ciy taxaw mu nekk leader bu oyof. alors noonu leen gisee premier jour campagne bi ndax dal na xel. macha allah amuñu ci benn tiitaange ndax gëm nañ incha allah dañuy battu campagne bi daan ko jël li ñu moom incha allah. ñaata pourcentage nga chance ngeen koy jox. ah liñ ko war a jox bëri na. comme ñaata. ah 100%. waaw. 100% bëri na non duñ ci bàyyi dara. lan lay xam ci Sicap TV. Sicap TV loolu lañ ci xam. macha allah nekk na télé boo xam ne macha allah yàgguñu ko fi gis waaye xarañ na ci liggéey. asalaamaaleykum maman. maaleykum salaam. naka la. man maa ngi tudd madame Barry Ndeye Elisabeth Lendor Diop. d'accord alors tey ngeen ñëwoon fii nii seen première ouverture campagne yi nan nga ko gisee. gisoo ko de à la dimension de l'homme Alpha Bayla Gueye xale yi di ko wax ABG mag ñi bëgg ko xale yu bëgg ko. troisième âge bëgg ko maanaam commune bi yëpp ne waaw. ban pourcentage de chance nga koy jox ci élection yi. kii non moom mooy jël paie. c'est le candidat pour l'exemple. xale yi dañu soxla ay leaders yu mel ni Alpha Bayla Gueye ñu ciy inspiré wu pour nekk ay nit yu baax pour ëllëg ñun looloo tax ñun ñu ànd ak moom parce que dañu bëgg suñu njaboot yi macha allah mel ni moom. loolu xam ci Sicap TV. Sicap TV man sama rajo la sama télévision la. ndax Alain Camara sama càmmañ la waaw te bokk naa ci ñu installé Sicap TV soo gisee ne waxtu bi gisu leen ma Alain xam na li may wax c'est parce que politique bi moo ma jàpp ndax Alpha moo ni mel moo toll ni mel mais wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu ndam bu sedd guy bu amul benn werante na ko ñëpp def nag ci ne lii adversité la ñoo bokk gox bi ñoo bokk commune bi te ku ci nekk da nga ci am sa yéene bu ñu am nag. yàlla na yéene bi rafet su ko defee ëllëg si biir ñu mën a rencontré wu waat ndax defar moo ñu tax a jóg donc su lii passé dañuy dajewaat ndax ñoo bokk koñ bi. jërëjëf waaye nag ñu ngi ñaan yàlla au soir du 23 janvier ñu plébiscité Alpha Bayla Gueye ABG. maaleykum salaam soxna si. tur bi naka la. Sarietou Mbengue madame Faye. d'accord madame Faye tey di seen premier jour ouverture campagne lan nga ñu ci mën a wax. xanaa di ñaan yàlla mu mel ñu commencé si bisimilah rahmaani rahim yeggal ci alhamdulilah rabbil alamina gunge suñu leader incha allah ba mu du premier ba le 23 janvier yàlla yóbbu ñu ci mairie bi. lan nga ñu mën a wax ci moom ci ABG. li ma mën a wax si ABG mooy liggéeykat la
te dafay liggéey sans arrêt banque bu mu dem redresser banque ba fii la juddoo si commune bi fii la yaroo fii la màggee xamaluñ ko benn caaxaan xamaluñ ko fontu fii ñëpp la am ak jàmm ak salaam te dafa social ñun ñii jigéen yoo ñun ñëpp ñu ngi liggéey ñu ngi jàppale ñu ngi liggéey xale yi mu ngi leen di am ñu leen di dimbali ñu ngi def ay stage yenn entreprise yi vraiment ñun daal li ñu koy ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla may ko te mu gën si ñëpp parce que vraiment c'est un homme qui est très ambitieux. D'après ça ñaata pourcentage de chance ngeen am tey jii pour mu gagner élection yi. 100%. 100%. wala ngeen seen bopp. ankay. ah bon day baax. day baax. man Karak laaj dëkk par exemple famille Camara c'est une famille de Karak. Ati ñoom Henri ñoom man Alain ak Paul la Marcel ñoom fa ondoo Pierre mooy sunu grand frère vraiment une famille adorable ñu ngi leen di nuyu au passage. maa ngi tudd Habib Mboup nekk conseiller municipal sortant à la commune de Mermoz Sacré-Cœur nekkaale président de la commission jeunesse et emploi au niveau de la commune. D'accord, merci. Alors lan nga xam ci premier jour ouverture campagne bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ko démarré ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene ko terminé alhamdulilahi rabbil alamin pour wax ne ni que commune Mermoz Sacré-Cœur ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay tey koo ci xool fii ni koo ci dajal am na loo sekk ak moom kon tey damay woote tamit non à la violence ci candidat yëpp nag ndax tey koo ci boo xoolee am na ñoo xam ne maanaam man exemple man sama waa kër ñenn ñi ngi ànd ak diw ñeneen ñi ngi ànd ak ñeneen kon tey yëpp fair play la te démocratie la lenn rek laay wax mooy que jeunes yi nañ conscient xam ne ni que maanaam lii le 23 incha allah lay jeex buñ ci kenn tey jël la ñu lay wax nga def naka sudul noonu ndax bu ëllëgee yaay am toor bi te ne rafet daal na rafet te ñun ñi ñu ngi ànd ak candidat boo xam ne c'est le meilleur l'idéal ki nga xam ne maanaam tey moo war a mën a tey yëkkati Mermoz Sacré-Cœur jëlee ko ci point A yóbbu ko point Z muy Alpha Bayla Gaye di ko ñaanal nag yàlla suñu borom may ko ndam bu sedd guy au soir du 23 janvier yéen tamit di leen féliciter waa Sicap TV surtout parce que gis nañ ni activités yu mené au niveau de la commune durant 8 mois yi topp ngeen ñu ñëw ngeen suñuy affaire tey loolu nag il est temps que maanaam tey Sicap TV tamit mu nekk international waaw di si gën a lancer tamit ñëpp képp koo xam ne booy Sicap nga dëkk Sicap màggee fi nañ propulsé ñu ànd ak Sicap TV ngir mu jëm ca kaw ca kanam. salaamaaleykum honorable. maaleykum salaam comment vas-tu. honorable député Juliette Paul Zenga mais nekk aussi conseillère ci mairie bi depuis maa ngi sama 2e mandat fii depuis 2009. merci noo gisee tey premier jour ouverture campagne yi. ah waaw il y a une petite effervescence si mbir mi ndax xam ngeen ne campagne bi tey la tijji. ça veut dire que tey ku nekk ñu mën la autoriser tey pour nga war a mën a def daal di dem def sa propagande def sa dissuasion sensibiliser communiquer pour ñëpp xam si li nga xam ne ñuy def donc nag wax dëgg yàlla si jàmm ak salaam parce que comme ni ñuy wax rek bu jàmm amul kenn mënul def lépp si xel mu dal donc vraiment ñi ngi saluer surtout jàmm bi pour que nit ñëpp dem parce que lii du question wu xeex defante yenn yi mais seulement que c'est un moment qui passe. On a 15 jours de campagne en tout cas appel la boo xam ne dañ koy def rek pour que ñëpp ni ñu si duggee ci bisimilahi rahmaani rahim ñu génn seeg alhamdulilahi rabbil alamina te ñun suñu liste ñu gagné incha allah. effectivement lan nga ñu mën a wax ci ABG. ah ABG lu bari parce que ABG depuis 2007 ñi ngi ànd ndax Ousmane Tanor Dieng bi nga xam ne nekk moo doon suñu responsable parti ñu ngi koy ñaanal si fu mu nekk yàlla vraiment yóbbu ko ci àjjana yu gën a kawe. donc moom moo ñu dugaloon si lii mais man surtout ak nouvel élan bi waaw appel boobu tax na ñun ñu daje si laa koy doog a xam te bien sûr on habitait dans la même commune mujj gi ñu ñëw bokk même coordination mu nekk sama secrétaire général man maay président coordination bi donc mu nekk tamit bi ñuy def local yi ñu ñëwoon 2009 accompagner maire bi fi nekk 2014 ñu accompagner waat maire bi donc nous sommes à notre 2e mandat leneen li muy l'homme parce que tamit c'est quelqu'un koo xam ne nekk boo koy gis da nga ne dafa timide wala yooyu mais xam nga nit ki da ngay am sa compétence am sa expérience am ay capacité mais da ngay toog fi nga toog di doxal li ngay doxal sans bruit ni trompette te loolu moom la donc pour un peu ramasser ko rek mais léegi d'une manière vraiment comment dire entreprenant donc c'est quelqu'un koo xam ne dafa am ay initiative mooy nga nekk ak ñenn nga am loo xam ne da nga ko war a mën a liggéey te gis ne que dafa am njëriñ nga def ko ci wàllu social dafa ci am taxawaay nit la koo xam ne que autour de lui mun na indi ñu bari ñoo xam ne que dañuy demaat pour mën a taxawalaat commune bi parce que commune bi moo soxla ñu taxawalaat ko parce que commune bi fu mu nekk kenn xamatul lan lay nuróol waxuma la si wendirum programme sax cadre de vie valeurs yeeg yenn yu bari mu am ci programme bu am solo ci wàllu éducation ci wàllu jàng parce que boo bëggee nit ñi ñu delloo si waat valeurs yi dafa baax
yoo xam ne que xëj na moom mairie bi mun na la si gunge jàppale la am na yoo xam ne nag ak parents yi pour ñu mun ko def jàppale la te parents yi pour ñu mun ko def dañ koy tal waaw te pour ñu tal ko nag mooy dafa am loo xam ne que maanaam dañ siy jàpp di ci liggéey di ci gis seen bopp nekk na rassembleur boobu nga xam ne gis nañ ko ci moom bugg ko ci moom te namm tamit mu repositionné waat li nga xam ne que mooy commune ak plus nag ñu jubale ñi nga xam ne que ñooy habitants yi parce que habitants yi tey dañuy dem ba mel ni ku nekk féete bi day dem ba mu nekk xëccoo boo xam ne adversité lay doon te loolu baaxul animosité lay doon te loolu baaxul dañu war ñun ñi ñëpp ñoo fi nekk Sicap nekk ay doomu Sicap dañu war a defaraat suñu Sicap toogaay ba nga xam ne bu ñuy wax Sicap ñu wax excellence te loolu lañu bëgg te moom nañu namm ci moom te loolu dinañu fa yóbbu incha allah. Est-ce que par rapport à tout ça yéen a ngi incité seen militants ñu dem récupérer seen carte électeur parce que c'est important. voilà donc fu mu nekk nii même si fii xam nga ñun comme li ñuy wax ñun parti socialiste nañu bokk c'est l'organisation et la méthode ba ñuy def inscription yi on avait au niveau du préfet déposé yëpp ba nga xam ne jox nañ ñu suñuy attestation ñu am ñu fa représenté bii tamit am nañu ñaar ñoo xam ne que ñoom ñoo fa nekk muy Mohamed Diop ak Abdourahmane Dem ñoom ñoo toog si foofu nga xam dañuy relayante titulaire et suppléant nga xam ne que dañuy surveiller yëpp hormis loolu am na ñoo xam ne si diggante bi sax seen carte dafa réer donc fu mu nekk ñi ngi liggéey di dem daf di leen defaral seen carte pour ñu war ko mën a jël parce que ñooñu ce sont des électeurs déjà ndaxte boo jàppalee sa candidat mooy nga jël sa carte ñëw votel ko ci bésu le 23 voilà. alors loo xam si Sicap TV. non Sicap TV moom laa doon wax keroog notre frère Alain donc maa ngi ko doon wax ak ki nga xam ne tamit Amadou Gaye la mu dëkk Mermoz moom moo ñu ko indiloon sax en première ba ñu toogoon doon discuter donc ñu xam ne que ça c'est une fierté au niveau de la Sicap surtout dans notre commune ñu am ko voilà donc loolu vraiment avancé la te li ñu koy ñaanal wax naa leen ko mu nekk benn avancement te lii nga xam ne ñu ngi koy wut tamit mu nekk mairie bés bu ñu ko yàlla joxee ñu won leen lan nañu bëgg taxawaay ci bi nga xam ne que dina am tamit benn structure boo xam ne médiatique bu nekk fi boo xam ne dafay liggéey ñu liggéey ak moom parce que loolooy tax mu mën a avancer looloo tax mu mën a dem looloo tax mu mën di poser ak tamit dérouler waaw donc loolu il faut mu am force derrière am structure bu ko téyee pour mu mën a def en tout cas on salue bien l'initiative boobu. boo doon résumer sa programme tey jii nga nga ci mën. programme bi liñ ci mën a wax bëri na waaye ñun comme li ñu wax rek mooy li ñuy wax on a travaillé sur les deux extrémités ndax programme bi tey wax ci tout tànk yi mooy préscolaire te day wax tamit sur les personnes du troisième âge donc xam nga soo waxee tout tànk nga wax personne troisième âge cela veut dire que ci diggante bi fàtte woo fa dara te li ci gën a am solo mooy programme bi li muy reflété mooy programme justice ak équité sociale lay reflété ndax dañu taxaw budget bi yëpp ñu répartir ko si li nga xam ne pour corriger les inégalités yi nga xam ne mën na nekk ci biir gox bi benn bi mooy généralisation école maternelle mu nekk lu am solo ndax xale dañu yàpp ne moom mooy avenir u dëkk te xale yi waruñu juddu rek ñu pénaliser leen ndax seen parents yi amuñu ay moyens moo tax ñi ni ñun bépp xale bu fi juddu te sa parents yi yàlla def ne yow seen loxo eggul seen ginnaaw mairie bi dina jël ay dispositions pour yóbbu la ci ay école maternelle nga jàng. beneen bi ci topp mooy wàllu réinsertion xale yi nga xam ne dañuy taxawaalu insertion ak réinsertion parce que quartier yi dañu gis ne dafa bëri xale yoo xam ni defuñu dara te ndax dañu bàyyi jàng teel a bàyyi jàng te amuñu métier gis nañ ci sax ay xale yoo xam ne dugg nañu université ba génn waaye amuñu qualification ñi ni bourse yi ñu doon jox ci forme bi ñu ko doon joxee dinañu ko arrêté ndax dem di jàngi ay banque dem di jàngi ay assurance loolu waratul soxal xale yi fi mu ne nii li ñu bëgg a def mooy xale yi dem jàngi métier yi nga xam ni moom nañu wax xale yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd bi ñu jàngal leen ci métallurgie ak soudure yooyu pour préparer leen au métier du gaz et du pétrole jàngal leen électromécanique surtout manipulation valise électromécanique bi jàngal leen aussi sur li nga xam ne moom la ñuy wax technologie de l'information et de la communication. beneen bi ci topp mooy les personnes du troisième âge xam ngeen on est dans des quartiers vieillissants donc on commence même di am ay ñoo xam ni am nañu téeméeri at fii ci biir commune bi donc li ñu war a def mooy def benn politique boo xam ni dafay jàppale mag yi pour ñu màgget bu am solo
te loolu lenn rek la mooy indi boo xam ni daf leen di toppatoo fii mooy li ñuy wax giraat boo xam ni dinañu mettre en place benn dispositif benn service d'assistance mobile muy fekk mag yi ci seeni kër di leen saytu di leen jàppale aide à la prise de médicaments aide au respect des rendez-vous aide pour les personnes âgées désorientées ak les personnes âgées yi nga xam ne dañu am mobilité réduite te mairie bi fas yéene nañ suñ ci jotee ñu jënd lépp li nga xam ni mag da koy soxla mooy li ñuy wax les équipements auxiliaires yi nag mooy li ngay di gis rek mag yi di ko jëfandikoo mooy ay déambulateur mooy ay béquilles mooy ay rollator ak ay chaises roulantes donc fas yéene nañu sax wut ay oto yoo xam ni ñooy jëli mag yi su seen rendez-vous yi jotee jëli leen ci seen kër yóbbu leen hôpital delloo si leen donc loolu tam mu nekk mesure boo xam ni mesure yi bu am solo la ndax mesure yu yërmande la si suñu mag yi ndax ñoom ñoo ñu yar ba egsi fii loolu dañ leen war a defal loo xam ni politique war daf leen di intégré. excellence nee nañu fii excellence daf fi tumuranke tey doo dem benn concours bu national mu nekk ay concours général nga fay dégg ay xale Sicap yi donc te loolu du yoon ndax ñun suñu parents yi c'est eux qui ont fait ce pays de leur propre main donc suñu demee ba tey xale Sicap yi mënatuñu siggi ci kanamu keneen xale yi loolu il faut que ñu changer binduwaay boobu ñu am moo tax dinañ jël ci benn école yi ñu tabax ko école bu bees tax defar ci commodité yu baax jël ko def ci outils pédagogiques yi gën a pertinent def ci bibliothèque boo xam ni day nekk bibliothèque boo xam ne mën na ëmb commune bi yëpp nit yi sax dinañ fa dem di lire ndax xale yi il faut ñuy lire suñ ko defee am nañu yéene sax école boobu ñu seet naka lañ koy dénkee militaires yi mu nekk école civilo-militaire ba nga xam ni xale yi dinañu bëgg sax suñu gisee xale yooyu di fa jàngee ñu ni man de ci école bii laa bëgg a dem ndax école bii nit yi am nañu yar am nañu discipline collective xale yi suñu dox ci mbedd bi dinañ xam ne ñuy comporté woo ba nit yi jóge ci privé bi di dellu ci école publique bi loolu mooy suñu yéene des na leneen mooy li ñuy wax waaru cadre de vie ak sécurité parce que ñaar yooyu kenn mënu leen taxali cadre de vie bi moom dañu fas yéene restructurer l'espace communal restructurer nag ñun ci langage banquier mooy dañuy faxas lépp defaraat te niñ koy defaree mooy lenn oto yi nga xam ne ñoo fi nekk di obstruer passage di ceinturer commune yooyu yëpp dinañ ko xoolaat parce que mu nga nekk commune boo xam ni da ngay am prédisposition pour jaay ay oto loolu moom du ñàkk ndax commune boo gis dafay am ay atout fii commune bi atout bi mu am mooy commune d'abord la boo xam ne am na entreprise yu mag ba pare benn bi mooy nit yi dañ fiy jaar lu bëri donc ñii di fiy jaay fii soo fiy jaay sa jaay dafa war a jar mais loolu yëpp dañ ko war a organiser dañu ne ñun mairie bi ñun suñu bopp plateforme espace commercial yi nga xam ni moom la ñuy dédié au commerce ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp de manière uniforme fi ñuy jaay oto dinañu woo architecte urbaniste ne ko 5 points yii nañu bëgg fii nañ fi jaay oto mais oto yi du bëre defal ñu ko nii ak nii ak nii nga def ci verre def ci ay gazon ba mu rafet ba nga xam ni ku ko gis dina gis lu taaru suñ ko defee ci 5 points yu différents ñu def appel d'offre ku ci sa wërsëg nekk nga dem jël ko du dëgg beneen bi mooy yeneen espace yi nga xam ni dafa disponible aussi ñu seet yan espace nañ fa mën a jaayee loo xam ni jigéen ñi dañ koy soxla tous les jours mooy espace su jën beneen côté bi espace su yàpp beneen côté bi espace su fruits et légumes mais ñu woowaat architecte bi wax ko nag ñu defar loo xam ni nit bu ko gis dina am envie foofu dem dugg jënd fa ndax dafay set dafay taaru ba pare baax ba pare du heurter cadre de vie bi su ko defaree tamit loolu jigéen ñi nañ ci fas yéene liggéeyal ndax ñun genre dafa am solo ci ñun nee nañu lépp jigéen la d'abord après góor donc moo tax ñu ni jigéen ñi animation économique locale bi ñoom ñooy priorité ci biir commune bi ndax espace commercial bu disponible ci commune bi loolu jigéen ñi nañ ko war a jox ñu liggéey si beneen bi ci tegu mooy wàllu sécurité ndax fii am na problème de sécurité mais ñun ci suñu jàngat problème de sécurité yi mi ngi nekk ci quartier yi nga xam ni dañu nekk quartier yi nga xam ni dañu am frontière ak ay quartiers yi ñoo c'est des quartiers chauds moo tax ñu ni suñu faloo rek
dañuy signer convention d'intercommunalité ak quartier yooyu pour wàllu sécurité nga xam ne ñun ñoo ko bokk ndax nit mun na jóge Liberté 4 dugg fii comme xale mun na jóge Sacré-Cœur dugg Liberté 4 waaye loolu yëpp il faut ñu organiser ko mais ci frontières yi nañ koy mën a organiser ñu def un dispositif de dissuasion en attendant ñuy am commissariat donc mu nekk ay mbëbët yu am solo moo tax tey ma dajale nit yi ba pare pour wax leen ñi nga xam ne ñoom laa àndal ndax chaque jour dañ ma daan dégg may wax ñu présenter programme bi présenter le profil du candidat que je suis ñu xam ne seen candidat am na jaar-jaar ci politique am na vécu aussi dans le privé li ci des nag mooy teewlu nañu fii ñaan yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawféex pour que élection yi ñu dem ci jàmm terminer ko si jàmm te li gën ci commune bi rek yàlla def ko ki gën ci commune bi yàlla def na yàlla moom tànn na ki gagné ba pare daanaka jour 23 bi dafay wàccee rek rideau bi rek tur bi génn donc yàlla nekk ñun. monsieur le maire ñu gis ne yaa ngi présenté programme bu pertinent alors est-ce que incité nga say militants pour ñu dem récupérer seen i cartes. non chaque jour ñu ngi ciy waxtaan ak xale yi nga xam ne ñoo demoon parce que ñun opération d'inscription bi dañu ko encadré woon wax xale yëpp ñu dem inscrire moo mën ay xale yoo xam ne ñoom nañu désigné woon ay points focaux pour ñu encadrer opération bi xale yooyu ñi ngi defaat liggéey bi di dem di waxaat ak xale yi pour ñu dem jëli seen carte tey suñu xale yëpp yore nañu seen carte daanaka mais ñi nga xam ne daw dañu des ñi ngi leen di woo pour ñu dem jëli carte yi ndax balaa nga naan naam ne fa donc soo bëggee voter il faut nga yore sa carte d'électeur xanaa di leen gërëm bii suñu télé la ndax ñun ay Boy Sicap nañu te dañuy kontaan suñuy wax ne yéen ay Boy Sicap ngeen moo tax télé bi dañ ko war a suñu moomeel mu nekk loo xam ni dafay nekk suñu biir maak ñoom daanaka ci jamono yu weesu séq nañu lu bëri ndax ñoom fekkee nañu man opération citoyenne yëpp yi ñu doon def mooy setal yi accompagné nañu Karak accompagné nañu Amitié accompagné nañu Mermoz te lépp rek ñu def ko daanaka amul dara lu seq suñu diggante ci wàllu xaalis dañ ko doon def rek pour jëmbal action citoyenne ni doon def ma leen di gërëm di leen sant di leen encouragé di leen ñaanal yàlla ngeen nekk télé bu mag mu nekk une télé de référence nga xam ne ñun ñëpp foofu nañuy dem di jël ay information te dina commencé ci élection yi ndax man sama génn yëpp année bi ci élection yi ci Sicap TV laa koy defee Il faut que la population sache que ABG bu ñu foro képp nga xam ni feebar la foro bu ngeen hôpital camion day ñëw de camion